seen émission sortie soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké di ci dalal Habib Sy di way politique bu mag ci réewum Sénégal bu ñu bëggoon a xam bu baax kan mooy Habib Sy lan ngay tontu Habib. man maa ngi tudd Habib Sy dëkk Linguère Jolof nekkoon fi ministre d'État ci tàngu président Abdoulaye Wade maire de Linguère. ak tolluwaay réewum Sénégal ana nan la ko Habib Sy di jàngatee. réew mi métti na lool quand même parce que dañuy wax ak askan wi di wax ak commerçant yi di wax ak baykat yi di wax ak ouvrier yi di wax ak maçon yi di wax ak mécanicien yi di wax ak taximan yi di wax ak étudiants yi professeurs yi jàngalekat yi médecins yi te yàlla rek a tax ñuy wax koo mën a réew mi métti na. wala fi nag nee nañ bukki nee na lu ñëpp wax mooy dëgg kon bu ñëpp ne réew mi métti na ñu jàpp ne réew mi métti na yàlla ko yàlla jeexal def li nga xam ne moo gën ci Sénégal mu nekk réewam naataange ku nekk gis ci sa bopp. Habib Sy lan moo ko gën a marqué ci carrière politique am. sama daje ak Ablaye Wade mu gën a marqué sama carrière. ban jamono la woon. Ablaye Wade maa ngi ko gis 1974. Première nekk lycée Faidherbe Ndar mu impressionné ma bés boobu laa dugg PDS. Habib Sy bi mu nekkee jëwriñ ci réewum Sénégal ana ban dossier moo gën a des ci xelam. les travaux de Touba xam nga travaux Touba yi président Abdoulaye Wade bi ma nekkee ministre des infrastructures dama ñëw fekk mu dénk Touba ay ku ko dénk rek doo dem ba mu ñëw man bés ne ma Habib Sy yow laa dénk léegi nga defal ma travaux Touba yi ma ne waaw man góor gi moom li muy wax ni travaux Touba ni mu jafee et cetera ma ne wax naa ko yoonu rek ma jël ko juróom benn weer laa def ak moom yàlla dimbale ma lépp yemb xaalis bi yemb plan yi yemb yëpp sotti ma dem Jolof mu ne ma mu woo ma xam nga travaux Touba ni mu toll mu ne ma yow demal nga lancer travaux yi man bi ma xëyee defal nga lancer travaux yi maa ngi nekk Linguère kiiw ma ci woon tel ba daal ma ne bon naa dem rek ma woo télévision sénégalaise ñu war a ñëw ñoom ñu tardé man ci sama bopp ma daa xaw a tardé tuuti sax ndekante li ma toog di tardé suñu bàyyi Serigne Saliou Mbacké yàlla yokk leeram lépp loo xam ne lii sëtu Cheikh Amadou Bamba mi ngi ko teg toog ak moom ñu jàng kaamil ba pare toog di ma xaar c'est déglu ma la wax ma ñëw ndeysaan sëñ bi recevoir ma ñaanal ma ba pare boole ma ak Serigne Moustapha Saliou ma ànd ak moom muy wër Touba di tibbul suuf di ñaan di sotti ñuy gas ba commencé tali Touba yi commencé assainissement ba tey gouvernement def na ko ci Touba ci loolu lay wéy li nga xam ne Abdoulaye Wade moo ko def ak li nga xam ne man keroog Serigne Saliou defal na ma loo xam ne lii defalu ko Abdoulaye Wade. ban xeetu musique la Habib Sy gën di déglu. ma musique préférée Oumou Kalsoum. bu dee ci xeetu ñam yi nag ban plat la ci Habib Sy gën a bëgg. bëgg naa mbaxal bu tooy bëgg naa cere tamit. ndax Habib Sy danay faral di tàggat yaramam maanaam def sport. danaa koy def léegi danaa def marche danaa def vélo même parce que y a une cour assez grande danaa ciy def marche. Habib Sy borom benn soxna la wala borom soxna yu bari. pour le moment day moom monogame daa nag. kon nag soxna Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké sa gën a ngi noonu ci biir émission sortie. Pape Maguette Gueye jërëjëf mbokki xarit yi seetaan ak déglu seen émission sortie dal leen ci ak jàmm sortie nag ay bés bi comme ni ngeen ko gisee ci présentation bi di dalal le ministre d'État Habib Sy nekk ancien ministre
nekk ancien maire bu commune bu Linguère monsieur le ministre d'État ma nuyu la dalal la bàyyi la nga nuyoog suñu auditeur ak téléspectateur. maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di nuyu Sénégalais yëpp di nuyu këru diine yëpp bayuma benn di leen ziyaare ci weeru koor wi di leen balu ak di leen bal ak di ñaan yàlla suñu borom yàlla na yàlla nangul suñu koor nangul suñuy jaam may ñu kattan ñu ko àggalee ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. monsieur le ministre nag suñu toogaay ak yow xam naa du bett ñu bëri ndax ñëpp xam nañ ne semaine bi nit ku fës ci actualité bi ci benn acte boo posé acte boobu nag ñu bëggoon càmbar ko ak yow waaye itam jàngat ko balaa ñuy ñëw ci détails yi bëggoon a xam lan moo waral wala wundu sa démission ci biir parti démocratique sénégalais. maa ngi lay sant bu baax Ndeye Fatou ci laaj bu am solo bi nga ma laaj wala fi ñuy wax loo gis lu yëngu la ko yëngal ko ëpp doole bala ma lay tontu directement danaa la defal benn rappel historique rek diggante ak Ablaye Wade ak sama diggante ak PDS man parti démocratique sénégalais ba ma cay dugg dama nekkoon ndaw 1974 laa ci dugg parce que dafa fekkoon déjà en 1970 ma nekk lycée Faidherbe bu jógee Linguère dugg ci ay grève nekk contestataire ba ñu dégg ne am na benn nit koo xam ne borom xam-xam la ñu ko maître Abdoulaye Wade dafay créer parti booba ca jamono jooju PDS bu daan ñëw di def tournée Serigne Diop moo doon jiitu moo nekkoon responsable des jeunes nekk étudiant brillant bu ñëwee day def conférence bi mu ngi koy tuddee thème bi faites connaissance avec le PDS maanaam xamante leen ak PDS mu ñëw Serigne déjà bi mu ñëwee daf ñu séduire ci àllarba sa le président Abdoulaye Wade di ñëw Saint-Louis ñu accueillir ko rue André Lebon ñoom Ousmane Ngom ñi ci la bokkoon ñoom Talla Fall ndéem ci yàlla ñoom Francky Ba yàlla ko yàlla yërëm ñoo ñëpp ma gis aussitôt après rek dafa mel ne dafa ma attiré captivant un bel homme séduisant boobu temps yooyu ay basin la daan sol yu baxa ñu tuddee ko lay basin ma décidé ànd ak moom nekk ci ba yàlla may ma ñëw am baccalauréat ñëw nekk université fac de droit nekk fi di ànd ak ñoom Joseph Ngom ñoom Ablaye Faye ñuy réunion fu nekk ñu dugg ci ba élection présidentielle ñoo ko àndoon dem Casamance et tout ça ma nekk dans le sérail ak ñoom suñu Najaay Fara Ndiaye et cetera ba ma am sama maîtrise droit bi ma amee maîtrise droit ma ñëw seet si ko mag suma benn xarit mu ne ma da ngay ñëw nekk sama cabinet demande bi ma doon def pour dugg nekk avocat moom moo ma ko bindal parce que étudiant la woon maa ngi soog a génn xaw ma woon sax nu ñuy defee demande d'emploi moom moo ko bindal mi ngi may dégg moom moo ko tapé ma waroon a dem am ay rendez-vous ak maître Moustapha Seck mais entre temps fekk na ma def ENAM concours école nationale d'administration et de magistrature yàlla dogal ma admis aussi ENAM bi ma admis ENAM ma ñëw seet si ko ne ko maître de man bon réussir naa concours ENAM mais dañ na ma le barreau est saturé mu ne ma bon écoute les gens ils racontent des histoires mais Habib Sy c'est à toi de décider hein et puis mu dolli ci ne ma serait pas mauvais que ñuy am ay haut cadre dans l'administration lin sama décision man ma dugg ENAM sinon dama doon dem nekk avocat parce que avocat neexoon na ma nekk ci avec des difficultés ñu may yóbbu ci àll bi quelques sanctions tout ça c'est pas grave ba yàlla dogal ma jógee ay Kolda Tambacounda ñëw nekk ministère des affaires étrangères demal ministère du commerce nga xam ne mooy sama ministère d'origine ba les événements de 1994 février boobu nga xam ne dafa amoon des ci lañu policiers yu bëri ñu reyal leen ci man ñu jàppale ma ci tooñ ma jàppale ma ci. lu tax dañ la tooñ da nga ci bokkutoon wala fekkee woo ko. nekkuma woon sax ci meeting bi dama tardé meeting bi mais dafa fekk entre temps balay boobu biñ doon def nu mu tuddati di xeex le plan Sakho Loum man ak maître Baxaw Sall
nga xam ne PLP la nekkoon ak ñeneen waa LD ñun ñoo demoon Kër Massar pour di informer nit ñi di meeting n'est-ce pas pour leen expliquer lan la nekkoon ci li nga xam ne day gaañ économie Sénégal. alors bi ñuy def meeting bi man fekk maa ngi commerce extérieur dama amoon gan bu jógee Genève benn tubaab alors bi ñu nekkee foofu ma nekk ak moom c'était un mercredi je sais pas ba si yàgg ma sama xel leer waaye mais yéen sama gars yi da am nañ meeting xaaral ma ñëw dem fa damay dem ci meeting bi laa dégg nag affaire yi bali tàkk fii et cetera kenn xam maa ngi ànd sama doom sax ma di déposé ko kër sama nijaay kër maamam di bëgg a dem ci meeting bi ñëw ba Colobane fekk foofu yëpp ñu taal car rapide et cetera mënumaa dem ma ñibbi sama kër mais bi ñuy dàq nit ñi mu fekk ne plagu waa PDS Kër Massar dañ koo def ci wetu policiers yi nga xam ne dañ leen a gaañ ci deret ji biñ demee nag di leen interroger ñoom ñu ne Habib Sy ak maître Bakhaw Sall ñëwoon nañ fi mu wax ne ñëw ci meeting bi police remonté ci loolu lañ ma jàppee mais ce qui est curieux mooy biñ ma jàppee bul ne laale woo ci parce que yow yaa indi mobilisation waa Kër Massar. waaw ñun dañu demoon di informer mais man nekku moon ci meeting laa lay expliquer événement bi muy xaw nekkuma fa bi ñuy mais yaa leen woo. waaw mais meeting kay dañ dem wax nit ñi ne leen ñëw leen tu comprends il faut que ñu informer nit ñi informer le plan Saxulum et cetera et cetera alors bi ñuy demee nag je vais te dire quelque chose de très curieux maître Bakhaw Sall maag moom ñoo àndoon yàlla ko yàlla yërëm xam nga lu police wax Bakhaw Sall recherche vaine te c'était mon conseil bis bu jot maa ngi gis ak moom ce qui veut dire que le gouvernement de Abdou Diouf moom daf doon viser Ablaye Wade ak PDS rek xam nga loolu foog kenn mënu koo comprendre maître Bakhaw Sall mooy sama conseil. ñu ne seet nañ ko gisuñu ko ñu ne seet nañ ko gisuñu ko te bis bu jot mi ngi ak man mi ngi tribunal Bakhaw mu wax loolu alors mais loolu la yàlla dogaloon ma waroon dugg kaso. boole boobu fekk na daan def ay manifestation ñuy sànni ay lacrymogène et cetera. man dama dem kii li gën a neex ci sama àdduna ci la bokk parce que dama nekkoon ndaw nekk fa ay kilifa maître Ablaye Wade maag Pape Malick Sy bu sëñ Babacar Sy rek xalifa Abdoul Aziz Amin ñoo bokkoon cellule Landing Savané Cheikh Tidiane Sy ministre d'État Mody Sy Pape Omar Kane ñoom Samuel Sarr ña nga fa woon et cetera ñoom Pape Samba Mboup mais dañ daan def ñun bu yor-yoree dañuy dajo Wade Landing Cheikh Tidiane Sy ñoom Pape Malick Sy et cetera di def waxtaan yu neex ma tëjee jàng loo xam ne lii bu ma nekkoon ci biti du ma ko jàng ba Ablaye Wade foofu la ma jëlee def ma assistant am ñu fa liggéey fa lu bëri nag ci wàllu yu bëri ci wàllu xam-xam adduna ci wàllu l'islam et cetera yoo xam ni bon xëj na xëjul fii ma di ko mën koo nettali ba bu ñu génnee ci prison bi mu war a dugg ci gouvernement Abdou Diouf bi mu waree dugg ci gouvernement Abdou Diouf nag mu woo ma proposé ma ne ma yow da ngay tànn lu la neex directeur de cabinet wala nga nekk ministre ma xalaat ba si yàgg ma ne ko waaw yow maître gouvernement Abdou Diouf ban ministère nga ciy yore mu ne ma qu'est-ce que ça peut te foutre même si je suis les bottes de Abdou Diouf xam nga ça c'est de Abdoulaye Wade ma taxaw ba si yàgg ma ne ko man daal dama bëgg a nekk sa directeur de cabinet parce que jage la jàng ci yow moo ma gënal mu ne ma way wax nga dëgg man sax loolu moo ma gënal ma nekk directeur de cabinet ministre d'État auprès du président de la République pendant ñetti at de 1995 à 1998 mu fab ma taf ma ci boppam bëgg ma jegel ma boppam mais xam nga ma ni li ma toll ci Abdoulaye Wade kenn du la ko wax bon ñu nekk ci loolu. waaw mais li nga may wax nii nag monsieur le ministre d'État doguma la mais dañ koo conjugué au passé damaa bëgg nga wax ci lu présent li waral sa démission. waaw maa ngi ñëw dama lay expliquer parce que il faut que. damay ragal suñu émission bi jeex. non du jeex parce que ñi xamuloon il faut que ñu xam. temps d'antenne 1 heure lañ ci am. waaw loolu lépp mais lii am na solo à mon avis il faut que ñu def ko. ñu ñëw mu dugal ma ci gouvernement bi mu nekkee au pouvoir jox ma ministère yu nekk. ma liggéeyal ko yu nekk. ba bi may yóbbu def ma directeur de cabinet encore dama lay waa Habib Sy toujours dama lay jox ay ministères yu jafe
mais yow toujours mission bu ma la jox lu mu jafe-jafe nga réussir ko donc tu dois être un homme organisé na nga ñëw jege ma foofu la ñëwoon bi muy lancé les travaux Matam Linguère mu ne Habib Sy est quelqu'un qui comprend vite et travaille bien ma nekk ci loolu maa ngi moom bi ñu génnee pouvoir ma gis nag loo xam ne lii ñu ngi commencé di ma jaaxal ci parti parce que moom dafa commencé di rocceeku fab parti bi am ñu mu ko dénk nag ñuy doxal mais ñooñu ñoo ko dénk depuis 2012 xel mi nga xam ne Abdoulaye Wade yore na ko ak ni nga xam ne moom lay doxalee ak ni nga xam ne moom lay téye nitam ak ni mu yëgee nitam ak ni mu mën a jàngalee nitam ak ni mu fonkee nitam ci ñoom man ni ma mel ak Abdoulaye Wade ñuy jël sama maas gi di leen seppi di leen boddi duñ leen boole duñu xam nu mu demee et cetera mu métti ñu lool ñuy muñ loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax ma def sama moment bi vision pour un Sénégal nouveau parce que dem naa ba PDS amatuma fu ma fa waxee. am na nag ñu ne mouvement bi da nga ko teg pour wutoon voie de contournement. pour dem ci non yàlla xam ne du loolu. APR yàlla xam ne du loolu parce que boo seetluwoon. mais. da ngaa téye sa loxo wala dañ la caa boolewut. dañ ma caa boolewut. ma ne man lu mu mën a dem sama der bi jomb na ak fi ma jaar ak Abdoulaye Wade ak ni ma toll ci moom ak ni ma tollal ci moom ak ni ma ko bëggee ak fi ñu jaar ñu ne Habib Sy war na Abdoulaye Wade may muñ rek toog di dégloo muñ bi nag wax na Omar Sarr boo ko woowee wax naa ko bu dul benn du ñaar. loo ko wax. ne ko ni ngay téye parti bi du nii doo Abdoulaye Wade duma Abdoulaye Wade keneen du Abdoulaye Wade amoo ascendance ci ñun moom yàlla da ko defoon mu am ascendance ñun ñëpp ma ne ko deel wax ak nit ñi deel boole nit ñi ma ne ko yow sa doole mooy ñun ñi fi nekk ñu ne ay kàngam la ñoo nekk ay ancien ministre et cetera buñ la waree kay moom mooy sa doole nit ñi ñu gën laa jëmmal nga boole ñëpp mais nit du la woo jot la doo wax ak nit ñi doo consulter Abdoulaye Wade da daan consulter di diisoo bañ na ko yow li ngay diisoo ëpp na. mu jàng Omar Sarr moom duñ ko woo jot ko. ah mu ngoog. loolu moom nay leer moom mu jàngal ñu. Abdoulaye Wade sax bu ko woowee du ko jot ma wax la loolu. tey mu neex kon. ma ne ko Abdoulaye Wade daf ñoo jàngal. que booy diisoo sa juum du bëri. wax naa ko wéet ak moom. wax naa ko devant Karim Wade ak maître Amadou Sall ci Karim Wade en prison. yemuma foofu. bind daa góor gi budul benn du ñaar. pour ne parti bi nañ ko jéem a defaraat parce que nii nga xam ne moom lay doxee bu yàggee dana. parce que ñim ko dénk malheureusement yoruñ esprit vadisme mu métti ñu bari ñii muñ rek di muñ parce que li ma la wax léegi ñun ak góor gi fi ñu jaar mosuma xalaat sama addina que danaa tàqali ko PDS mais nag Abdoulaye Wade du ma ko tàqali moom ba addina tukki mënu ma ko bàyyi. parce que waaw mais parti bi mu jiite moom je vous explique. je vous explique parti bi de bàyyi nga ko. waaw bàyyi naa parti bi. mais góor gi mënu ma koo bàyyi. kon Omar Sarr moo tax nga bàyyi. maa ngi lay expliquer. alors ci gàttal ma nekk ci loolu di ci bi nekk def sa et cetera. waaw mais tontu woo ma Omar Sarr moo tax nga bàyyi wala. danaa la tontu. ba ñu ñëw nag léegi ci lii Ali Kalaj ji muy les investitures man ma nekk responsable département Linguère PDS amu fi woon doole bi may ñëw ma yëkkati ko ba ñuy gagné élection ba ma nekk fa maire 2 mandats nekk naa investir nañ ma gagné élection député Linguère li ma nekkoon ministre moo tax ma ñëpp ànd ak man jox ma cër ma def Linguère loo xam ne kenn mësu ko faa def te kenn defu ko fa ba léegi coow lee bëri rek boo demoon danga ko xam alors ñu dem ay investiture ñu dajale assemblée générale n'est-ce pas li ma am frustration yëpp ma di ko muñ la grande majorité pour ne pas dire la quasi-unanimité ñu ne ñii ñoo ñuy représenté ñooy suñu titulaire ñu def yónnee
ma yaakaar ne loolu nga xam ne maa ngi koy def di xëcc ay jeunes te defuma n'importe qui defu n'importe maître Adama Fall ku nekk xam na ko muy avocat président Abdoulaye Wade di avocat parti bi ndeyam dee ci PDS loolu sax taxul mais mu am représentativité ñu choisir ko mook beneen femme boo xam ne alpulaar la dëkk daara parce que Jolof noonu lay doxee ma dem toog yaakaar ne loolu la ñuy def parti bi dem li ñu defoon ñëpp sànni ñi nga xam ne dañ leen a proposé woon pour ñu liste dem liste nationale ñu dindi ko amul benn militant PDS bu nekk liste nationale jéem a sewal ñi ma nekk ak jéem ñoo humilier jéem ñoo gàcce ne ma yow Habib Sy yaa ngi le Linguère fédération vous représentez rien la direction du parti mooy def li ko neex mag ñi nag ña baax mag ñi daawuñ gis gàcce da ci àgg bañ gàcce moo daan tax mag ñi di xaru ma ne leen man bu doon sama jubbu bopp rek man Habib Sy rek waaye dañ maa war a ormal cëral ma li ma ànd ak samay nawlay ay militants ñu def ko au moins ñu bàyyi ko fa wala boot buñ koy dindi ñu woo ma ne ma yow da ci nga bokk loo ci xalaat ñun lii la ñu bëgg et cetera te defal nañ ko ñeneen pourquoi man defaluñ ma ko defuñ ko waa fédération Linguère loolu mooy la ñu doon def di ma boddi di ma sempi di ma xatal pour ma génn ma ne comme noonu la léegi war nañ ma seen bopp bu baax war nañ ma am na loo xam ne nii nag boo ma ko defee bu jaree jaay bakkan ma jaay la ko te mu wóor ma ne bu doon Ablaye Wade du am mais ñam dénk ñoo matut moom la mu doon te comme mag la li moo waral sa dem te moom mag la jox na leen ko xam na lam ca mënoon mënatu ko te ñoom ci voie bii la ñuy continuer te li nit ñi mat mën naa ko waaye moom loxo mu ngi ci biir ndax mooy tête de liste te moo nar a ñëw battre campagne waaw mooy tête de liste loolu dëgg la mais xam naa man PDS ni muy doxee nan lay doxee moom li ma la wax léegi injustice bi nga xam ne moo fi nekk léegi te du man rek ñu bëri ñu ngi mer est-ce que du moo ko cautionné kon yaakaaruma ko Ablaye du ma def loolu mukk xam naa ko bu baax amul lu ma Ablaye Wade yéenewul ci àdduna 3 fois bëgg na ma koo def premier ministre 3 fois waaw ci yenn jamono diggante 2000 ba 2012 il faut nit ñi xam yooyu dana may ñu ci bu ñu ko xañ dama bëgg bi may dama bëgg su may bind livre ma wax yooyu yëpp waa déet mais may ñu tuuti rek non 3 fois premier ministre kañ la bi ci Mame Madior génnee la wala bi Moustapha Niasse demee la wala bi Macky Sall demee bul yàq li may bëgg a bind daa ci ñëw déet yàquma ko dañu bëggoon am tuuti rek exclusivité parce que c'est dommage je porte le vadisme nit ñi mënuñ sax imaginer ni ma mel ak góor gi mais ñetti yoon yooyu yaa bañ wala ni mu la ko proposé moo la soobul wala da ngaa jàpp ne loolu xajuloon ci sa bopp. déedéet ñemewoo ko dafa am jour comme ça comme nii rek. da koy wax ak yow après ñu jaar ci suuf am ñu ci dugg yàq ko yàq. ngay xaar remaniement doo gis. non je ne focalise moo ci woon sax dafa ma ko woon man dama ko doon tarbiyu nekkoon directeur de cabinet moo ma dàqaloon parce que bis bu jot nga jàng ci moom dara. waaye chef du gouvernement yi dara rawu ko de. mais non c'est important mais man lii moo ma dàqal. parce que di yeew ak Ablaye Wade man nekk naa 6 ans directeur de cabinet Ablaye Wade wax naa la bi mu nekkee gouvernement Abdou Diouf 3 ans. mais ku la war a xañ nga nekk premier ministre. kan moo gën a jege yow ak famille yam. Ndeye Fatou bayal yooyu yëpp danañ yooyu yeneen affaire la. bul dugg xanaa kon famille bi la xëy na ko tata bi moo fa doon jaar. non bayal yooyu man naa maag sama góor gi daal. nañ ñu bàyyi noonu rek sama góor la sama baay la. sama kilifa la c'est ma référence. mais PDS moom. nii nga xam ne moom lay doxee. PDS bi Omar Sarr jiite daal. PDS Omar Sarr nekk coordonnateur. da ngay dem. damay dem. ndax Omar Sarr ni muy defee neexu la. gisoo ci sa bopp. direction du parti ak ñi mu nekk ak ses collaborateurs tout. ni muy demee. xam ne amatuma ca place. mais nag li nit ñi def ci Sénégal wax dëgg yàlla mën naa ko. mën naa defar parti politique. mën naa laaj réew mi. mën ngaa transhumé it. yow kooku yow yaa ko waxal sa bopp. bokk na ci doxalinu politique yi de mon ambition fi ma nekk fi ma toll nii. li ma wax ak ñi nga xam ne ñooy sama base. nañu génn PDS
bu ñu paree nañu taxawal suñu parti politique bu ñu paree nañu laaj réew mi li ko ñëpp di laajee. bu leen président wooyee ci liggéey bi nag président Macky Sall. loolu mooy sama ambition fi mu nekk. waaw mais bu la woowoon man bañ naa ko dama yore projet de société. bu la woowoon nag. président ku woo nga wuyu ko. yow bu la wooyee nga wuyu ko Abdoulaye Wade bu ko Macky Sall wooyee nga wuyu ko bu la boolee ci nguuram it nga dem. bu ma wooyee danaa ko déglu xam lan la may wax. ma waxee pare danaa xam lu ma koy tontu. d'accord léegi nag ñu ñëw ci wax nga li tax nga génn ci PDS waaye nag xam foog ma sonal la tuuti. waaw dañ maa tooñ de. dañ laa tooñ waaye foog ma yëngal la tuuti. dañ maa tooñ bëgg ma sewal bëgg ma toroxloo vraiment loolu du ma ko nangu. waaw mais olof nee na. waaw. mbaa toxu wala bëgg a faatu kenn mënta dëkk ak moom ndax bëggoo woon toxu ndax ba nga defee sa mouvement bi ba léegi PDS jàppewuñ la membre à part entière. ci ñoom mën nañ ma koo jàppee mais nit ki moo xam. seen mouvement bi nga créé moom lañ mënutoon comprendre ci koo xamante ne yaa ngi jóg pour jëmmal parti bi. ñaata mouvement Karim Wade moo am. kenn ñaata mouvement Karim Wade moo am wax naa ko ko. 2 milliards de mouvement. ndax Karim dafa génn parti bi ndax dañ ko koo taxé. Aïda Mbodj mi ngi yore mouvement mi ngi ci parti bi ba léegi. mais mi ngi ci parti bi. gis nga fi mujj ñun benn mouvement lañ yore Karim a des centaines de mouvements. personne n'en parle. pourquoi ñun buñ créé mouvement ñu ne da ngeen bëgg a dem. te man mu wóor maa leen gën a wóor sama diggante ak Abdoulaye Wade ak PDS. ba gën a wóor Karim. man sama bopp. maa gën a wóor Karim maa gën a wóor sama bopp Karim digganteem ak Abdoulaye Wade ak digganteem ak PDS. doom ak bàyyi ngay wax de. waaw ci politique la ñu wax li mu ko jur beneen affaire la mais ci politique ci xalaat comprendre idée Abdoulaye Wade man ko def lim kenn du mën ma cee jiitu dama ko nangu. mouvement bi de meree nañ la ko tey gis nañu ne. ñoo xam mere ma ko bi nga ko defee da nga bëggoon waaj a dem mais xëy na li nga wax rek nga xoolaat sa digganteeg maître Wade depuis 1974 ba léegi mënoo woon gaaw a dem. élection législative yi jege si nag nga ñëwoon bugg dugg ci rang yi fekk ne bay wéy na mbuus. déedéet. loolu la wala loolu ñi ma sollicité. pour ma ànd ak ñoom élection législative bari na. daañ ci ñëw. mais li ma la wax. man PDS laa xam. moo koy def ci PDS laa koy def. mais say activité da nga ko dakkaloon ci biir PDS. dakkaluma dara laa. waaw Linguère loolu la ñu wax. ministre d'État c'est pas Abdou Thiam nee na yow depuis 2012 convoqué woo fa réunion coordination départementale da nga leen bàyyee parti bi. di toppatoo sa mouvement. vraiment bul ma wax affaire Abdou Thiam parce que kooku. moom da nga ko mere trop mais foog nga wax ci. non du ci dara. moom pion la rek bu ñu utiliser comme ça. moom lañ fa teg de. waaw moom laa la wax. man PDS ba nañ may jëndee man Habib Sy ñu may jëndee keneen. rawatina ci département Linguère yow loolu. kon xam nga dañ maa tooñ. dañ maa tooñ ba tooññeer bi. waaw mais looy tontu ci li ñu ne depuis 2012 convoqué woo benn réunion coordination départementale PDS ci Linguère. bu fekkee ne réunion convoqué comme réunion départementale. keroog may def assemblée générale ak barke weeru koor yu ma nekk. 16 responsables de commune sur 19 ña nga fa toog ñoo jël décision. ne ma lii moom la ñuy def ñi absenté sax bañuñu dañoo ñëw ne ma lii ngay def PV yaa ngi fa yéen kay journaliste yi fa nekkoon fekkee nañ dégg nañu RFM seen ndaataango wax nañ ko reportage kooku ku deful réunion wala ku nit ñi bëgguñu wala soppuñu la duñ ko def man nañ ma bëgg waa Linguère ma bëgg leen sopp leen ñu jox ma cër lépp lu may def ñoom laa ciy ànd ak ñooy sama base ñu ñëwati ci leneen muy PDS li ñu la meree bokk na ci mu libération Karim Wade xeex bi kenn gisu la ci amul benn rassemblement bu ñu mës a def ba yow nga fës ci c'est pas vrai wane ci sa teewaay c'est pas vrai ci lañ ma dóor ay lacrymogène kañ ci biñ doon def fii obélisque seeti naa Karim wax ak prison 2 fois nit ñi kay buñ la bëggee kii dañ lay tam dëmm rek wax lu leen neex ne la lii nangam mais li ñu dara du dem nga ci front yi ñu daan def pour libération Karim Wade laajal Mayoro Faye mi ngi may dégg ak Omar Sarr biñ ñu door lacrymogène ñu ànd laaj leen yéen a nekkandoo woon oui 2014 conseil départemental Linguère ñu def la ci folklore oui loolu 2014 folklore waaw conseil départemental waaw ci élection locale yi
non jamais am nañu représentant foofu. déet ci maire ngeen ko am ci commune bi mais conseil départemental liste PDS kenn validé wu ko ndax da ngeen yéex a déposé. non c'était la liste de 2 communautés rurales. rek la woon. waaw mais du Linguère. loolu est-ce que du faute politique boo def aussi PDS. waral tey jii en 2017 ñu am attitude bi. c'est des pas la première fois. Nous, je me rappelle en 1996, on a été forclos dans la région de Louga pour cette commune rurale. C'est que ña fa nekkoon ñoo farlu wuloon ñu tardé ko. waaw mais comme yaa jiite coordination départementale. Ouais, bi loolu mais bon, ça c'est pas un argument. ci sa gestion lañ ko mën a teg. non ça c'est un argument fallacieux. Même PDS ñoom. au niveau national am na xam nga yan département forclos nañu. mais man Linguère forclos wut y a 2 communautés rurales yoo xam ni dañu mën ay problème. bu ñu ñëwaatee ci investiture yi da nga bëggoon yóbbu la liste nationale. waaw liste départementale bi ñu teg fa benn boy. du Linguère bëgg nañ la. am nga fa assise am nga fa base. ndax waroo woon mëne combat bi wala porter combat bi ci biir Linguère au lieu que ngay dem liste nationale. waa Linguère ñoo ne ma. li nga fi waroon def yëpp def nga ko. léegi ndaw yi xëcc leen ñu ñëw pour nit ñi xam leen ñu jàppal leen ngir ëllëg. ne ma yow nag dañoo bëgg nga dem liste nationale comme ñëpp. ma nangul leen. foofu dañu ne mooy Mayombe. ñu nangu liste nationale. mooy lan. mooy Mayombe. cela veut dire. ñu bëgg lu yomb yi. mooy dem liste nationale waaye ñi bëgg a xeex liste départementale xam nga masal li mu nga nee di rey boppam Thiès. 1996 ba léegi 1996 ba léegi. élection bu jot maa ngi niveau local. ñii nga xam ne dañ leen def liste nationale man du sama problème yàlla xam ne revendiqué wu ma ko sax ma ko waa Linguère wax loolu du ma ko def. mais bëggoon nga ñu def la ci liste nationale bi ñoom wax demal éligible. ñoom wax demal parce que comme dañu teg fay jeune boo xam ne dañu bëgg ñuy assurer la relève ñu bëgg buñ ma gisee ci liste nationale. encourager nit ñi nga xam ne ñoo nekk foofu nekk ci parti bi ñu woteel ñu. parce que buñ ne ci gisuñ ci Habib Sy day nekk difficulté pour ñoom loolu mooy problème mais bu loolu wóyee mais man mën naa revendiquer liste nationale day faatu. fu Pape Diop nekk demul Dakar. Mamadou Diop Decroix nekk fa. Mamadou Lamine Diallo nekk fa. maître Amadou Sall nekk fa. président Wade ne fa. Wade nekk fa Lamine Thiam di maire Linguère di maire de Kébémer nekk fa. ñeneen ak ñeneen nekk fa. pourquoi man Habib Sy waruma faa nekk. mais revendique pas mais am naa droit nekk fa il ne représente pas plus que moi. waa PDS attitude boobu ñu def est-ce que du dañuy wane ne Ablaye Wade lañ bëgg mu nekk leen ci naaj bi ñoom ñu toog ci kër gi. man daal li ma xalaat ndax ay responsable yu yàgg politique mën a dawee noonu seen base bay wutale liste nationale. waaw loolu parti bu nekk ak ni ñuy organisé ñoom ñoo organisé. est-ce que loolu du may dëgg ñi naan su doon président Wade seen way jur la duñ ko def loolu lii. man daal. def na ñoom li ñuy def ba pare. ñoom ñoo xam niñ ko defee xëy na góor gi d'accord na ci. nañu bay xool ba xam nan lay demee man du ma ci def benn commentaire. mais booy bi nga teg foofu noonu Linguère amu fa base bu bëri nit ñi xamuñu ko loolu est-ce que du woon nasaxal tamit seen campagne ci biir élection yi. man garantie la ci Linguère man garantie laa fa fu mu neex fu mu naqati ci PDS garantie laa fa ñoom ñëw nañ fa ñoom Omar Sarr ak délégation bii bi ñuy def investiture ba ñuy def renouvellement 19 communes ñëpp benn baat mooy ne leen fii ngeen fi bëgg a def te àndu leen ci Habib Sy du sotti ñu ngi nii di ma dégg enregistré nañ tout 19 communes la département Linguère am kenn mooy ci ne ma ba léegi ñu ngi sa gannaaw kon man garantie laa fa su ma booleeg ñoom tànn ne lii la waaye nañu jàppal def lii bañ ñoo gàccal nañu leen bu représenter rien. amaana boo àndoon ak mbooloom Wade doo am frustration bi ndax bokkoon nga si ñi ko sos réunion yi ñu doon def ci kër Pape Samba Mboup. bokk nga ci mosuma bokk ci mbooloo assisté woon nga ci. waaw mais loolu du mbooloo. ak ñeneen ak ñeneen. loolu du mbooloo Wade. waaw ni ñu koy def. dañoo dajale ñi nga xam ne dañoo amoon ay frustration ci ñi nga xam ne parti bi moom lay fonctionner ñu ne au moins point de convergence boobu am nañ ci dajaloo waxtaan ci pour attirer attention secrétaire général pour mu jéem a corriger loolu la woon. après nag bañ demee ba yaf yi antuwut la ñoom Pape Samba Mboup ak Farba Senghor def li nga xam ne mooy mbooloo Wade. lan moo tax àndoog ñoom puisque yéen a bokk frustration bi ci doxalinu parti bi. waaw yooyu yeneen affaire
yéen monsieur le ministre d'État na yow tam c'est entre nous. moo yóbbuwaat ci livre bi samay xarit lañu. sont des sympathisants. li ñuy def nii ci dëgg la ñu nekk. Farba Senghor ak Pape Samba ci dëgg la ñu nekk moo tax ñu dàq leen. xam nga boo yoree dëgg des fois yow rek kay nekk solitaire. li ñuy décrire ci parti bi dëgg gu wér péng la Farba ak Mboup li ñu la wax ci PDS fayoo ko sa bor. ñoom nag dañoo jël kenn rek singali ko muy Boy Dowa Karim Wade. kooku lañ na fi ne nii lu yàqu si parti bi moom la. ku demit moo la yóbbu ñoom de loolu la ñu wax da nga partage. maa teg gàcce direction du parti bañ naa ko duma ko nangu tey duma ko nangu ëllëg li nit ñi mën ci réew mi mën naa ko te danaa ko def. waaw voilà moo tax ma ne la moo tax àndoog waa mbooloo Wade comme gisoon nga lii. ba bokkoon ci seen i daje yàlla mën naa def ñu ànd ëllëg. c'est pas exclu. Karim moo yàq parti bi. waaw man de xaw ma ko yàq parti bi direction du parti la laa gis Omar Sall lañ ko dénk mooy coordonnateur moo yoro staffam yu am loolu laqati moom ngay gis gisuñ Karim dégguñu ko. président Wade mi war a campagne ci législative nationale est-ce que du risque ci moom ndax contexte politique changé na moom sénégalais yi désavoué nañ ko depuis 2012 ñu bëgg ko ñu bañ ko nee nañ ko sa plan wala sa vision ci politique ñun doyatuñu ba tànn keneen tey bu wàccaatee ci arène bi et que taux bi muy war a am wala députation lim ci nar a gagné tuuti est-ce que du waxuma la petite porte mais fenêtre la nar a génnee ci politique. ak carrière bi mu ci engagé ak lu mu mën a doon man de bis ma yàlla dénkee réew mi danaa ormal Abdoulaye danaa ko njukkeel lu ko kenn mësul def ci politique Sénégal. ci naka. kooku samay projet la ak nu mu mën a demee rek. te doo ko partagé Abdoulaye Wade warul génn te mënul génn par la petite porte impossible. élection yi de bu ci amul député yu bëri de moom fenêtre ba lay génnee. xam nga Wade yéen c'est dommage ba léegi xam li may métti lu man mi ko jege jàpp naa ba léegi sax Sénégalais yi xamuñ ko. tardewul mbaa mu passé pour ñu xam ko. c'est jamais trop tard am na ñoo xam ne dee nañu ay téeméeret la ñuy soog a découvrir seen valeur nit ñi Cheikh Anta Diop léegi lañ ko soog a xam bu baax te dimension Cheikh Anta foo ko nekk weesu na ko man xaw ma ko woon sax mais léegi laay soog a jàng ay livre am di ko déglu ci internet di gis ay film yu ñuy wax Cheikh Anta Diop quel gâchis léegi laay soog a xam Mamadou Dia dafa teel a xam fu mu jëmee réew mi réew mi tey jamonoom dañ ko teg ci loxoom Sénégal romb na fii mais tubaab yi xam ne kii dafa teel a comprendre ñu ne nañ ko liquider loolu xaw naa daal Abdoulaye Wade mais nag bésañ ci bés yi am nga yaakaar ci élection yi mu wàcc si am ci ndam li mu bëgg ak li muy yóotu. élection ndam moom yàllaa ko yore li ñuy wax une élection n'est jamais gagnée d'avance. léegi ñu ñëw nag ci élection yooyu noonu 47 listes jour du vote ban pragmatisme moo mën a tegu ci table ba sénégalais yi wote ci anam bu leer waaye itam ci sago. man daal dégg naa ku nekk def proposition mais man li ma yaakaar ne moo gën bien que nañ xaw ma CEDEAO 6 mois balay élection yi jot kenn du changé CEDEAO li mu wax bu amee consensus classe politique mën nañu ko changé dama yaakaar ne li ministre intérieur war a def am nañu def proposition boobu mooy dëgg woo parti politique yi teg affaire bi ci table ji ñoom ñëpp ñu xam ne difficulté am na ñu def projet de loi wala proposition de loi très rapidement en procédure d'urgence assemblée nationale ku dugg li ëpp mooy li ngay jël mooy ñetti xob nga mën a dem wote ko te loolu mën na am pour ku dugg tànn ñetti xob rek au lieu ngay tànn ñeent fukk ak juróom-ñaar bu boobaa kay déwoon sax fa la ñuy fekk ba tey wër dina am ndax ñetti xob yi bu dee dafa jaxasoo ci biir yi nga soxla pour jël ko waaw mais moo tane non moo tane mën nga ko identifier rapidement lan lañ ciy bañ am na yu bëri yu koy def en Afrique moom moo gën waaw bulletin unique mais diggante bi yaakaar moo ñu mën koo def mën xaju fi du procédure d'urgence bi nga wax buñ ko utiliser war nañ ko buñ ko mënee def moom mooy léegi nit ñaa ngi koy proposer bon mais fii aussi da ngay xam ne des fois boo gisee rek ni ñuy imprimer bulletin yi sa xel da xew a tey man def nañ ma ko élection yi passé Linguère ma choisir bi ñu dem imprimer indi ay bulletins yu kenn xam ne kenn xamul lan la buñ koy tiiree sax du leer doo xam lan la
bu fekkee ne nag am na fiabilité ñu mën a def imprimerie boo xam ne bu wóor la photo yi dana leer naññ. couleur de parti yi dana leer naññ symbole yi dana leer naññ bulletin unique moo gën. bu mënul am nañu def loolu pour le moment. lan moo ko war a expliquer. ambition yi ak ku nekk bëgg Sénégal. ku nekk yaakaar na yow yaa gën a mën a yore sa morom réew mi yaa gën a mën a représenter peuple bi. loxo état amu ci ñu naan ñu bëri ci ñoom liste yi. dégg naa ñu naan am na mën na am mais état mën na influencer. parce que nag il faut dire la vérité. bi ñu waxee la grande coalition. wax dëgg yàlla boobu Macky Sall ak gouvernement am jàq nañ. mooy manko boo amoon grande coalition tous ces ténors de l'opposition boobu sax d'accord ko boobu bu ñu ko defoon bala ñu àgg 2019 sax bootul Macky abal ñu mais mu tas alors mën naa am moom it parce que pouvoir du toog rek xoole mu dugal ci loxoom am ñoo xam ne moo leen financé pour ñu nekk du ma accuser kenn mais dama ne mën naa am aw ma ci benn preuve ndax dëgg yàlla mais suñu démocratie lu ni mel ndax baax na ci lan ma baax na ci pléthore de liste bi loxo pouvoir biñ ci njort aussi bon pléthore de liste yi xam nga li may wax toujours nit ñi dañuy wax parti yu bëri xam nga ay 400 et quelques partis moom par France problème bi même bu ñu amee 1000 partis c'est pas grave li am problème mooy filtre buñ ciy def ba parti yi nga xam ne ñooy parti yi gën a sérieux ñu mën a bokk ci élection fële da am système de parrainage nga xam ne ngay ñëw ay élus ñoo lay signal d'accord bu ñu waree ne yow sérieux woo duñ la signal fii peut-être système parrainage dana jafe parce que bu la parti falee yow sa parti rek ngay defal mën nañu turee nag waxtaan suñu biir ba turee ay système même bu ñu amee 1000 partis ñu xam ne parti wala 5 partis sérieux ñooy participer aux élections loolu il faut que classe politique bi pour toog ak ñi nga xam ne ñoo yore état bi ñu régler ko définitivement ñu jëm ci leneen tam ci wàllu actualité bi wax ci yorinu mine ak pétrole sa naataango ba ca Linguère rek Aly Ngouille Ndiaye am sortie médiatique bu mu ci def artu dànkaafu nag ne sénégalais nañu bàyyi di wax ci mine yeeg pétrole yi parce que du koo xamante ne rek maîtriser woo dossier bi war nga cee mën a àddu nañu bàyyi ñi ci xam di wax ndax loolu discours bokk la waaw boo ko waxee noonu da ngay juum parce que moom nekkoon ministre Linguère ministre Sénégal la nekk dama ne sa naataango ba ca Linguère waaw moom mooy sama maire nag ca Linguère mais bu dee ministre moom ministre Sénégal la nekk waaw boo nekkee ministre Sénégal nag ñu dénk la li nga xam ne ñëpp ko moom mënoo fexe ba nit ñi dañ ci wax ala kulli yàlla fi fa ñu wax ci te wax ji bëri na ci lëndëm yi bëri na ci loo xam ne lii comme wax ji da cee bëri lëndëm yi bëri ci la assemblée nationale am na ci cër nañ ko leeral li ñuy wax ne ay rapport inspection générale d'État nañ ko génne nit ñi xam ne lii moo xam ñu mën koo saytu ba nit ñi ku nekk gis sa bopp ñii bind nañ ci livre ne lii la weddi wuñ ko mooy bu Ousmane Sonko bi te li nga xam ne mooy mine di énergie askan wi yëpp ko moom dañoo war a def très attention na ci xam nga wax ji nii pour man baax na ci de mooy tax ëllëg si biir luñ ko naroon def ci loxoor nit ñi duñ ko mën a def c'est très important est-ce que dina mën a téye nit ñi lan wax ji dina leen mën a téye baax na ci mooy tax ëllëg si biir loo ciy def da nga ko gën a leeral mais fii ñu toll nag comme nee nañ Sénégal perte na ci ay milliards et cetera nañ ko saytu xool ba xam dëgg la wala du déet du dëgg parce que suñu alal la kenn war koo béy mun a saxaay parce que li mu mën a jëloon réew mi dafa bari mën naa ni musiba mën naa ni naataange musiba bi mooy gouvernement bi bëgg akimoo affaire bi di ci def ay loxoor te xam ne askan wi duñ ko nangu bu ëllëg si biir ñu jóg taxaw réew mi tàkk ñoom de nee nañu 0 goutte pétrole génnagul kon nag wax ji jar gu ko jar na ko kay parce que jokkalante da cee am déjà jokkalante boobu dafa am loo xam ne leeru ci askan bi ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci ñu ne Sénégal da cee perte ay milliards te dana continuer di am tant que leerut même bu pétrole génnee ñoom ñu nekk fi te lii leeraluñ ko
wax ji day continuer. day continuer nga nekkoon ministre bi yor infrastructure. am nag boo xam ne dañ ko fi teg muy TER. train express régional. projet bi ñu bëri dañu ko dàq ndax nee nañu xajoon na feneen te doon loo xam ne jàmp na ba ñu jël lu ëpp sax juróomi téeméeru milliards di ko def ci mbir moomu ndax xalaat la loolu. bu doon man du ma ko def. mën nañ cee def saxaar Ayatollah Tambacounda Ziguinchor et cetera mais fab xaalis bu ñu toll def ko ci xaw ma ñaata kilomètres 24 kilomètres la xaw ma 27 kilomètres. yoo xam ne fa muy traversé daal ko daal ña fa dëkk bëriwul. nga ne wuy saa yooyu naa dem suqali rek benn entreprise bu nekk France am na leneen loo xam ne mënoon ko ca def raay li ma wax mu dem defar fii ak Tambacounda mën nga cee dolli beneen fii ak Diass nga xam ne ñi jóge aéroport loolu mooy gën a gaaw ci ñoom mais bii amul benn sens wax naa ko budul benn du ñaar man nekkoon naa ministre des infrastructures xam naa affaire yi ni muy doxee dafay mel ne daal gars yi dañuy jiite suñu réew mi ba pare dañu saboté daal. saboté ci yenn anam. oui parce que loo xam ne nii bon ay dépenses d'accord naa dépense de prestige par exemple man. contre ma centre Abdou Diouf. ah oui oui contre ma ko wax naa ko bul benn ñaar. lu muy jëriñ. parce que réew dafa am prestige. nga peut-être coût yi mën nañ cee wax. mais réew day am prestige nga am ay centre d'accueil et cetera di attirer monde bi ñu war fay def ay conférence malheureusement ñoom amuñ capacité boobu parce que bañ ko defee ba léegi amul benn conférence de dimension internationale bu am solo bu ñu fa def. def nañ kooku incapacité gouvernement bi la. monument de la renaissance ak nii lu mu ñu jëriñ. ah dem fa tey na ko fi def dem fa tey. ah xool duufal bët nii romb rek dem fa tey touristes yi bu ñëwee fa lañ jëm. touristes yëpp fa la ñu jëm. loolu ñuy wax dépense de prestige yoo xam ne day indi économie Sénégal mënul ko dara. foofa centre conférence Abdou Diouf bi lan la fa état sooxee. mooy coût bi ñu ci def. coût bi ñu fa def ba pare ni ñu ko tabaxee noonu. amul beneen réceptif hôtelier aux alentours. dégg naa sax am nañu projet bu ñu war a def foofu. mais un centre boo xam ne day accueillir des conférences internationales réew yi nga xam ne dañu respecter seen bopp wax dëgg yam nañ ko. hôtel yii doyatuñ. mais nag le coût est élevé moo tax man contre ma ko wax naa ko budul benn du ñaar. mooy. terre bi moom. mënoon nañ cee def leneen tracé ci beneen autoroute defal ci raay bu baax mën nañ cee def sax Louga Linguère nga xam ne ñu soxla nañ ko quand même. mais fab ay xaw ma lu mat 500 milliards. xëpp ko foofu ci àll bi 567 milliards. boo xam ne bii xaw ma ñaata gaar lay taxaw. moom lay wax ma ne dans ce pays là il y a une dictature en émergence. Dictature. En émergence. maanaam. Il y a même de la folie en émergence. Et comme je disais, une tentative de vol du scrutin en émergence. Tout est en émergence dans ce pays. Comprendre. Sénégalais yi dans tout ça. ñoom dañuy toog bu xoole rek wala. ah mais wala pour subir. Sénégalais yi defuñu de. ñoom ña ngay xaar wote ba rek urne yi. tojatuñ defuñ dara dañuy toog rek di la xaar ngay def sa yëf ñu di la yeeru. régime bi indi nañu TER waaye seen régime digoon nañu ay bateau taxi. dafa utile. gisuñu ko. ba léegi ñu ngi koy def. gisuñu ko de yooyu. mi ngi fii gouvernement bi mi ngi koy lancé. lu tax nga ne. bañ jëfandikoo kay nan la ñuy mënee xam njëriñam. xoolal Rufisque ak Dakar. autoroute baa ngi fi. mais le coût est différent. te li tax fee gën a métti. transport public la. musuma gis ci àddina fu ñu def transport public te subventionné wuñ kon ñiy dugg ci TER bi à la kulli haal il faut que état subventionné leen. d'abord le projet n'est pas rentable n'est pas opportun. te à la kulli haal yaakaar naa da nga dem subventionné waat encore le coût mu nekkaat des charges pour l'état. loolu mën nañ koo dugal feneen waay. dañu waxante dëgg. bu xew muy wàllu insécurité braquage nag en plein jour. ah oui Sénégal moom lu ne fang biddéew jant ne fang tim askan wi ñuy dugg ci ay barab di fa braqué. kenn nekkatul en sécurité dans ce pays là. te sécurité état la war. man mënuma assurer sama sécurité. c'est à l'état d'assurer la sécurité. loolu nag dafa war a nekk conscience nationale. parce que
amul état boo xam ne da nga nekk à l'abri pour waxante dëgg. état du ma ŋàññi état rek ci li nga xam ne lu jóg rek maa ne leen li baaxut. j'ai géré aussi une partie de la sécurité de ce pays. problème bu difficile la. police yi jàmbaar lañu gendarmerie jàmbaar lañu suñu armée bi jàmbaar lañu ñëpp reconnaître nañ seen compétence mais moyens yi doyut. il faut que état mu dolli les moyens yi nga xam ne moom la ñuy def à la disposition de la sécurité. les effectifs, la stratégie, surtout renseignement. Sécurité mi renseignement ci frontières yi. renseignement ci pays yi nga xam ne ñooy pays limitrophes parce que fii mun léegi comme neex nga dugg parce que CEDEAO la libre circulation des personnes et des biens. booleeg nag les phénomènes de nouvelles technologies, les réseaux sociaux, l'internet, tout cela day pousser nit ñi à la délinquance. il faut ñu am xarañ yu bees pour que ñu mën a parer à tout cela. état da day ne mënuñoo teg ci gannaaw citoyen bu ne policier wala gendarme ci côté c'est pas possible. bon boo yeewoon ñu ngay fetalante. ñoom ñoo ñu ëpp sécurité téeméer yoon boo demee France c'est la même chose et cetera. lii nag pour dédouaner l'état du Sénégal. lii nag parce que ñun dañ ko xamuloon. parce que bëccëgu ndara kam. oui mais état yi yeneen état yi développé moo raw. c'est pas pour dédouaner l'état war na def des efforts encore pour assurer la sécurité parce que sécurité dafa am solo ci réew. bu sécurité amul nit ñi duñ mën a lekk ba suur duñ mën a béy seen doom yuy jàngi et cetera ñun xamuñu woon loolu. bu ñu dalee ñëpp ay jaaxle malheureusement état aussi du def pour rassurer les populations. dañ naan ceel rek toog nekk ni nii. du noonu. ndax bi mu amee ba léegi du procureur boo yóbboo sa njaboot. du juge du enquêteur benn bu ci wax mu dal seen kaw. lu mel noonu da ngay jàkkaarloog ñoom wax leen lan la. wax leen la ñuy def ba moytu. mais loolu lépp manque de vision moo tax mu am. ñu wax ci nag réew foofu la ñuy mujjee. fi ñu dend lool muy Gambie après départ Yaya Jammeh président Barrow ñëw na mais temps de grâce am dafa mel ni bëriwul ndax kanilaay gis nga yëngu yiñ fay wax waaye joxe na signal ne na Gambien yi muñ ndax moo ngi ñëw. moom nag bu ñëwee fu muy jaar. non du ñëw fenn moom Sénégal lay jaaree dugg wala ci avion yi wala. loolu moom ku xam Yaya Jammeh rek nga xam ne ay waxam la bon du ñëw fenn ay wax la. moom kay na sant yàlla bu mu toogee foofu moom kay li ñu war a wax danañ ko jàpp yóbbu ko cour international de la justice wala duñ ko def te loolu dañ ko war a def Yaya Jammeh dañ ko war a jàpp. ah oui dañ ko war a jàpp yóbbu ko parce que li mu def ci jëye dafa bëri li mu def ci dégâts jàpp journalistes yi rey jàpp opposants yi dañ fekk guddi ñu jël la sa njaboot nga disparaître. crime contre l'humanité la man xaw ma nu ñu def sax ba béy ko ba échappé warul woon dem. warul woon dem. xëy na pour bañoon deret tuuru ci Gambie la. bon peut-être c'est ça bon ils ont bien joué quelque part quand même ba mu dem ci jàmm ak salaam. man d'accord moom sax intervention militaire. mais ils ont bien négocié ba mu dem ci jàmm ak salaam mais mënu rëcc danañ ko jàpp. ah oui les organisations des droits de l'homme. trouble yi fa am nag. trouble yi fa am mbaa du fa semer le chaos. bon je crois pas ñu àgg ci kaw parce que ñi fa nekk force CEDEAO yi ak Sénégal ci biir yaakaar naa danañ am capacité maîtriser affaire bi c'est vrai que ay risque am na toujours parce que Casamance ci côté bi y a Boko Haram qui est là Al-Qaïda et cetera ci yooyu rek la ñuy profiter dugg ci donc dañu war a vigilant war di xool bu baax n'est-ce pas def solidarité entre tous ces pays yi nga xam ne ñoo nekk foofu di assurer la sécurité pour que mu bañ a imploser mais yaakaar naa ne Kalil bu ñu defee lu ñu war a def du war a mën a sotti noonu. pourtant ci wàllu crise Casamance dañ doon joxoñ baaraamu tuuma Yaya Jammeh mais Salif Sadio génn na ne lu ci bëri ci jàmm ji fi jot a am moom daf cee liggéey rawatina ci échange yi ñu doon def ci otages yi ak soldats yi ñu jàpp. waaw xam nga crise Casamance moom dafa complexe. complexe man dox naa ci par exemple la yoon na ma ci Yaya Jammeh ba tey am na lu ñu ci xam. nañu ñaan yàlla daal li nga xam ne moo fi am actuellement. amul attaque reyuñ kenn dogalewuñ kenn. gouvernement bi mën koo gérer ba jàmm ñëwaat bu baax ci Casamance. parce que mooy doon région bi dàq ci Sénégal belle région de la Casamance. potentialité yu bëri ay wa tàkk fa
mu nekk loraanga ci Sénégal nekk loraanga ci doomu Casamance yi lu ci nit di mën a wax ak lu mu ci mën a def daal mooy nañ ci xëpp ndox rek. monsieur le ministre d'État parce que gouvernement loo ko contre bu fekkee menace sécurité pays ñëpp dañu war a bay affaire dañ ko war a jàppale ci fànn boobu mooy sécurité. maa lay gërëm bu baax monsieur le ministre d'État Habib Sy may fàttali ne nekkoon nga fi ministre d'État waaye itam nekkoon maire Linguère doonoon suñu gan ci émission sortie ma bàyyi la nga tàggatoo. maa ngi lay remercier bu baax yow ak sa équipe bi nga ànd ak yëpp comme toujours bànneex la bu baax bu may daje ak yow ñu def suñu émission sortie wala opinion di yóbbante nuyoo suma xarit Sidi Lamine Niass sama wóolare di wax ne sénégalais yi xamoon ngeen ma ci parti démocratique sénégalais mais def naa li ma leen expliqué muy li nga xam ne moo tax ma jógee fa dégg ngeen ko bu baax mais nag kii nga xam ne mooy suñu baay Abdoulaye Wade moom jàngal ma lépp formaté bu baax defar ma ci lépp man it ma tarbi ko lépp jàng fi lu bëri yaakaar naa ne mënumaa tàqali ko moom ba addinay tukki mais ma baamtuwaat ko moom xañ na nam ca daan sooba bàyyi na ca ñoo xam ne ñii lam leen sant mënuñ koo def te moom xañ na mënu leen caa dindi ma gis ne ña ngay yàqal parti bi ña ngay yàqal réew mi ña ngay yàqal Abdoulaye Wade te man lii nga xam ne fas yéene naa ko sumb ci Sénégal mën naa ci wëyal xalaatu Abdoulaye Wade ak jëfam ma ne naa ko def ak ñi nga xam ne moom la ànd ak yaakaar ne moo gën ba ëllëg si biir bu fekkee ne li may ñaan yàlla nangu na ko ma nekk ci bopp réew mi danaa ko sigil danaa ko sargal parce que nag waxuma ne maa ko gën a xam ñëpp de mais li ma xam ci moom bëri na waxuma ko maa gën a jege ñëpp de mais ni ma ko jegee woon bëri na waxuma ko maa ko gën a bëgg ñëpp de wante bëgg naa ko lool waxuma ne man la gën a bëgg ci ñëpp wante bëgg na ma lool sopp na ma ñu lay gërëm bu baax li ngay wax moom wane na ne nostalgie dong nga am ak affection sa diggante ak maître Abdoulaye Wade je ne pourrais jamais ñu lay c'est jaajëfal une décision très très dure et difficile que j'ai prise à cause de ces gens qui tubaab da nee na tout choix est difficile. Il n'y a pas de tête lucide entre deux termes d'un choix. Il y a une nature étrange en détresse de ne pas être deux. Dixit Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë. jërëjëf monsieur le ministre d'État di jaajëfal auditeurs ak téléspectateurs yi ñu doon teewlu ci émission sortie jaajëfal nag sama càmmañ bu baax Papis Mbaye ajo lépp ci wàllu technique bi la yoon nag mu feggoo ci ak Massila di moom it sama càmmañ ñun ma leen di jaajëfal bu baax du ma fàtte Demba Thiam Dem Podor ci montage bi Oustaz Assane Diouf ci coordination bi ak Pape Maguette Gueye ci wàllu présentation bi muy portrait bi Ndumbe borom salon de coiffure Fatou Thiaw laay nekk ci Maris ñu ngi koy jaajëfal bu baax waaye nag kenn du Rasoul Couture sama tata bi nekk Liberté 6 moom mi nga xam ne moo ma defal ndoket bi xam nga neex lool ci été bi xam naa ne ku ci bëgg rek boo doxantoo foofu. neex ci monsieur Mbacke boo bay. waaw gis nga de jërëjëf. nayul ma ko. dina ko dégg jaa ngeen jëf mbokk yi di leen di jaajëfal jox leen rendez-vous beneen ayu bés ci beneen émission sortie incha allah.